yeete di émission bu leen rajo UCAB FM 103.5 rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di defal samedi bu jot ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu toftal fanweeri simili seen émission yeete rajo UCAB FM di ci waxtaane poñ yu bëri état civil di kayit yi nga xam ne doomu aadama bi da koy soxla lu ci mel ni kayitu juddu kayitu mariage kayit bi mandargaal ab sëy divorce këyit bi mandargaal sëy bu tas ak yeneen i këyit ab sëy la ci aju ci diggante ñaari way denc yi la jëm ci wàllu tas naka la ñuy taxawale ay kuréel di association boo bëggee liggéey këyit woo koy mandargaal di contrat de travail ak yelleefi doomu aadama bi lu jëm ci wàllu fitna wala naka la ñuy aaree doomu aadama bi néew doole bànqaas yi nekk ci wàllu yoon ak dëkkandoo lan moo ca taxawaayu yoon naka la ñuy jëndee jaay wala luye ak kër naka la ñuy déposer plainte maanaam ku la tooñ naka ngay def ba yóbbu ko ci yoon ak poñ yu takku. ngir gën a bëgg yaatal seen jotaay bi di yeete rajo UCAB FM 103.5 li tax ñu bil bunt bi mbooleem chef de service yi nekk ci biir di digal bi kenn ku ci nekk ca la nga yëngu ñu namm la ca dalal. yeete fas yéene dellusiwaat ak anam yu yees maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour lañ ci fas yéene di àndal ngir lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama lu jëm ci wàllu yoon la ca mat a bàyyi xel kenn ku ci nekk lan moo la war lan moo nekk sa diggante ak yoon léegi kenn ku ci nekk di am jafe-jafe ak yoon. fekk la ko jiitu ñàkk a xam mooy li koy waral maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour fas yéene taxawu askan wi laabire leen ci wàllum yoon la ngeen ca war a xam mu jàngal leen ko. bu leen ko fàtte samedi bu jot lay doon bu ñeenti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu yu toftal fanweeri simili yéen itam ñu leen di ubbi buntu bi ci téléphone bi ngeen mën si jaar ci 33 976 0909 33 976 0909 ngir lu ngeen bëgg a leerlu ci poñ bi ñuy waxtaane UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di leen dégtal émission bu am solo yeete samedi bu jot 16h 17h30 ci 103.5 yeete émission bi njariñ kese la. seen émission yeete képp ko am loo bëgg a leerlu loo bëgg a laaj ci wàllu yoon fànn wu mën di doon nga bëgg koo leerlu sa laaj ñu ngi koy xaar ci numéro bii 77 619 33 20 77 619 33 20 bu la neexee nga envoyé ko ci whatsapp bi wala nga bind ko message texto lu ngeen yónnee ci laaj dinañ ko jël jébbal ko maître Abdoulaye Babou ngir mu indi leen ci ay tontu kon ñi ngi xaar seeni laaj lu ngeen bëgg a leerlu ci wàllu yoon seen émission yeete kon ñu ngi leen ciy xaar lépp lu ngeen bëgg a leerlu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum mbokk yi di bàyyi xel rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo fii ci Ndam daaru alimul xabir ñu amati mbégte fas yéene seqate yéen jotaay bi ñu am aada di ko seq yéen samedi bu jot bu nekkul woon jamonoy koor 16h 17h30 lañ ci doon ànd ak yéen 22h30 jàpp 0h ci altine bi ñu leen ko indilaat waaye itam koor gi tax ñu soppi ko xam naa bu ko yàlla dogalee kon tey mooy samedi bi mujj ci soppiku yi ñu war ko mën a yóbbuwaat nag bu ko yàlla dogalee bu ñu naanee ndox ak jàmm ci waxtu wa mu daan doon di 16h 17h30 incha allah ci samedi bii ñu dëgmal. tey nag 13h di 1h0 moo jot ñu fas yéene ko dooraat jotaay bi di yeete doon jotaay bu rajo UCAB FM moo leen ko tànnal ñu ci ànd ak maître Abdoulaye Babou di ko santaat di ko gërëmaat bu baax a baax ci taxawaayam ci askan wi ci taxawaayam ci dëkk bi ci yéeneem ci askan wi ak dëkk bi ñu ko ci ndokkeel moo xam la mu bëgg ci xolam du ñu jóg ci ko si ñaanal ndax cofeel gu am na ko ci askan wi cofeel gu am na ko ci dëkk bi ak am yéene jàppale dëkk bi liggéeyal Serigne Touba ci Ahmadou Bamba moo xam li mu mébét ci xolam lu ca gën ci moom yàlla na ko yàlla defal ci barke Serigne Touba. mbokk yi Pape Saer Mbaye ci àddukaay geeg ci wàllu machine bi ñuy santaa di gërëm bu baax suñu gan di maître Abdoulaye Babou gan sax xam naa war naa ko bañ a waxati ndax ci la bokk ci kër gi la ñu koy dalalaat bu baax a baax ñu fas yéene doorati rek beneen émission bu yees di yeete doon jotaay bu kon dañu ko tànn ngir
gindi askan wi ci lu bari lu xëy na ña ngi koy def léeg-léeg di ci am jafe-jafe te ñàkk xam rek moo tax ñu di ko def rawatina ci wàllum yoon du ñu jóg di ko baamtu li ñuy wax waxuñu ci diine dañuy wax ci yoon sart yi nga xam ne ci la ñu tënku ci doxalinu réew mi kon ñu bëri ñoo xam ne léegi dañuy yónnee ay laaj yoo xam ne dafay jëm ci charia ak diine ak yu ci aju loolu àddu wuñ ca rajo bi am na émission yoo xam ne ci loolu la jëm ñeneen ñu jox leen ku ci mel ne sëñ Mbacke Abdourahmane ngeen di ci ànd ak moom alxames bu jot ay laaj ak tontu jëm ci wàllu diine mu leen cay tontu waaye bii ñun ci wàllu droit la ñuy wax di yoon charte yi nga xam ne kon moom la ñu tënk di ca doxee bu ñu amee jafe-jafe suñu diggante ñi dem kem ni ñu koy waxee fa mbaxana doone benn yoon wa ñuy jaar nag ba dem ca borom mbaxana moomee ngir mu lijjantuñu ci yoon woowee kon ñun ca la ñuy wax maître ñu santaat la gërëmaat la bu baax amati mbégte ngir dalal la di la gën a ndokkeel ci weeru tedd wi weeru ngëneel wi nga xam ne ci la ñu nekk wax dëgg yàlla nga amoon yitte yu bari nag waaye nag saa su ne yitte yooyu yëpp nag nga di ko bàyyi ñëw jox ko askan wi loolu kon dañ la ciy ndokkeel gën la jaajëfalaat xam naa laataa ñuy dugg ci laajeeg tontu yi ni ñu ko baaxoo rek yow itam dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi ñu doog a door liggéey bi bisimilah. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ba ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nañ ko daan waxee rek lañ koy waxaat di feddali sunu taalube ci Cheikh Al Khadim di sunu yaakaaru àddina ak àlaxira li ma koy waxee mooy yéene ju ñu am di liggéey bokk ci tànneefu Cheikh Al Khadim yi pour que fii ak fële ñu mën ñoo yóbbu ca palaas ya gën a kowe bi loolu wéyee ñi ngi feddali sunu taalube kii fii Serigne Touba Sëñ Muntaxa Basiru Mbakke xalifa général des Mourides di ko ñaanal mu yàgguti fa te wér allahumma amin ndax mi ngi ci naali Serigne Touba ci la nekk di ci liggéey guddi ak bëccëg te ware na ni amul lenn lu ko ñor lu dul Serigne Touba wallahi Pape Sayer ñi ngi ndokkeel jullit yépp ndax ñi ngi jógee alxames ji ci laylatul xadar guddi yi gën a màgg ci guddi yi àddina warangaal kapp di ko feet ndax feet la ndax mooy gudd googu la alxuraan wàcc jaare ci gën ji mbindéef kon nag ñu ciy ndokkeel jullit yépp di ñëw tam fii nekk di rafetlu taxawaayu auditeurs yi ndax ni ngay xamee ni émission bi am na solo dama ko natt ci man xam naa ni yow tam nga natt ko ku ci nekk di jël téléphone am di wax mbégte bi ñuy am ci li ñuy wax ak njariñ li muy jur kon nag ku ci mel ni man am yéeni dama ñëw Touba ci toolu Serigne Touba bi ñu indi cee bay suñu laaj ñun encouragement la dañ koy rafetloo tey ñaan yàlla muy jëm kanam yàlla mën a maye yal nañ yàlla may kartan bi may doole ji may ñu xel mi ndax yéene jaa ngi fi yéene ji moom dara wàññiku nee naa moom ci taalu bi gi moom su ma sañoon kenn du ma raw kon nag yéene leen nit am yàlla na ko yàlla defal li ci des Pape Sayer soo seetloo xam nga émission bi waaw li ko taxoon a jóg te rappali nga ko léegi mooy yeete yeete mooy lan nit ku nekk ci soxlaam ndax ku nekk sa soxla moo la soxal am ku la ci mën a gindi di la jox yoon wante bi ma toogee di analyser tuuti dafa mel ni sax émission bi dafa gën a yokku maanaam
dayo bi ñu ko joxoon. ndax wax droit. léegi nit ñi lépp la ñuy wax. wallaay. am nañu problème fii. loo ci xalaat. wallaay loolu tam mbégte la. wallaay wallaay. lu ñu mën a wax ci suñu wàllu bopp. danañ ko wax. tey ñaax képp koo xam ni itam yaa ñu ëpp xam-xam. ci domaine boo xam ni wax nañ ko. lillaay war a suuli pour njëriñ nit ñi. dugal. comme ni ko Baye Ousmane di waxe ñu koy gërëm di ko féliciter. te di ko ñaan. nay dugg bis bu nekk. di ñu leeral. ci sujet yi nga xam ni moom la ñuy aborder. lu ci lislaam wax ndax moo ñu ci mën day am solo. bi loolu wéy. li ma doon wax léegi. ndax nit ñee ma woo. tey jii. dañoo bëgg a dugg avant ñuy ubbi débat bi. ci loo xam ni soxal na Touba. ndax fii la ñuy dëkk fii la ñuy yeewoo. xam nga lu tax ma ñëw ci sujet boobu. soo leen fàttali ko. fan yu néew yi passé. ministre du commerce. ku jigéen gi. waaw ñëw na fi Aminata Assome Diatta. exactement ñëw na Touba. li doon ay tànkam Touba. mooy dafa am ay marchandises yu baaxul. yuñ fi waroon a lakk. yaa ngi may rappeler léegi nii. 50 tonnes. 50 tonnes. loo xam ni mi ngi fi. ñu dugal ko fii ci région bi. Touba am ci 70%. téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi. juróom-ñaar fukk yi Touba la jógee. te lépp loo xam ni lu bon la. loo xam ni nit waru koo mën a jëfandikoo. ci wàllu wér-gu-yaramam. nga jël exemple ay tamaate yu bon ñi ngi fi di ko jaay Touba. nga jël exemple ay jumbo yu bon ñi ngi fii di ko jaayee Touba. ak yeneen ay meew wu varié ak lépp te ñi koy jaay. waa Touba lañu. wallaay. ñi koy jaay. ñi ngi fii. wallaay. nee na ñoom ñoo la gën a nekk taalube. doy na war de. ndax ñi ngi ubbi. seeni magasin. di fa jaay. toog ci seen kanamu magasin di jàng seeni xasida. wone ni ak taalube moo ne la nekk ci biir magasin ba mi ngi rey. mi ngi lor. waaw est-ce que nit mënuñoo taxaw tuuti comme on dit taxaw seetlu. war a jot na de. yow li ngay jaay. commerçant bi may déglu fi mu nekk. xaw ma foo mënti nekk. nga jëli say marchandises yu bon. andi ko Touba. xam ni périmé na ndax périmé rek yomb na. Touba lu mu defar day bind étiquette ci kaw. lii ma lay jaay de war nga koo mën a jëfandikoo. ba àpp sàngam. ba àpp sàngam. su àpp sàngam ba jeexee. poson ngay lekk. yow commerçant bi nga ne yaay taalibe Serigne Touba génn dem jëndi sa poson yooyu. andi ko Touba. di ko jaay ci sa magasin. di ko jaay màggal su xewee te bis bu nekk màggal xewee. nga jaay ko. ngay lor ay taalibe Sëñ Touba. pour lan pour xaalis. wallaay jaru ko. te ñu wax la ni nga ni man maa gën a nekk taalibe ñëpp. doy na war. yaa ngay jàng sa xasida. doy na war. xam nga li borom xasida yi wax. yaa ngi am sëriñ. di jël ci sa xaalis di ko joxe addiya defe ne yaa ci nekk. yaa ngi nax sa bopp. ndax Sëriñ Touba àndul ak kuy lor nit. yow yaa ngi koy def yow miy jaay yu bon yooyu. ba fii fu ñu wax ci Sénégal ñu ni marchandise yu bon yi jubalal Touba. doy na war. lu ko waral ñi ngi doon waxtaan yee garab yu bon yi moo lëmbale woon Touba. lekk gi nag. wallaay maa ngi fi lekk gi. yu bon yi. wallaay bari na fi lool. bi ñuy intoxiqué nit ñi di leen jox ay poison. ñu ciy dee. doy na war. ak ku ciy dee. baadoolo yaa ciy dee. lekk gi ak naan gi sax kay. ak ba ci naan gi boisson yi wallaahi. ak boisson yi. wallaahi yu bon a bon. wallaahi bis bu nekk service d'hygiène di fi ñëw. nga ni nag taalibe Sëñ Tuubaa nga ni yu bon yooyu ngay dundee da ngay nax sa bopp doo am tus ci Sëñ Tuubaa xanaa dañ lay duma dañ lay xarab ndax Sëñ Tuubaa bëggul loolu. te Pape Sayer dañoo toll ci jamono yoo xam ni nit ñi dañoo war a yeewu. mbir mi dafa yemul foofu. gis nga
jeudi bu nekk maa nga tribunal xam nga léegi lan moo gën a bari jeudi bu nekk danañ foowoo au moins ay affaire loo xam ni lan la yamba jaaykatu yamba fu ñu leen jàppe Tuubaa lañ leen jàppe wallaay bari na fi de ñi ngi fii bari na fi de waaw bari na fi de kuy def ñaaw téef yooyu wallaay rafetul est-ce que loolu ànd na ak sellu dëkk bi doy na war waaye nañ ko wax ci kaw doy na jot na wallaahi lii lépp ndax wutum xaalis wallaahi ëpp na soo nee Touba ñu wax médicament yu bon yi ay yamba ñi ngi fii doy na war produit yu bon yi mi ngi Touba lu ko waral Pape Saer bëgg xaalis doy na war bëgg xaalis yóbbu na ñëpp ba seetoo li ngay def fi may daaneele toog naa Dakar bi may ñëw laa ko xalaat ak directeur général société bu mag a mag waaw rax ci dolli kooku taalu bi la xam nga lu ma wax ci bureau maître billahi wallahi tallaahi maa ngi sama koor lii la ma wax maître xaalis moo ma gënal sama yaay billahi wallahi tallaahi te nit kooku nee na ma taalu bi la allahu akbar am na tur ci dëkk bi ku waxoon turam ànd ki moo ma ni ci bureau maître Babou xaalis moo ma gënal sama yaay allahu akbar bi mu waxee loolu mu dugg sama nopp ma ni ñokket wallaay jot na de teguma ca baat jot na kay jot na moo na waaji taalu bi la de wallaahi moo na waaju yi moo dàq a joxe addiya wallaahi kon waajooju xaalis moo ko gënal sëriñam wallaay ndax moo ma wax ni yow ki la indi àddina ku mën a weccoo sa way ju jigéen moo xaalis wax moom billaay walaay talaahi su rajo bii mënoon dem Dakar dana xam ni moom la moo ma wax maître Babou xaalis sama gënal sama yaay allahu akbar ma ni ñokket kuy seet loolu yow sooy rey nit sax da nga mën a rey nit ndax xaalis kon nag nañu delloo si waat waxaat yooxu alerté defkatu ñaaw téef yi tey mbubboo taalube nañu delloo si waat seen bopp nekk ci lu neex yàlla nekk ci lu neex yorante bi mën a nag yor mbubbu taalube sëñ Touba mais mënoo am yenn jikko yi di def lu bon safaanoo li sëñ Touba wax ngir xaalis ba pare bëgg ni man taalube sëñ Touba laa da ngay nax sa bopp voilà jërëjëf maître sant ko gërëm ko ci introduction bu am solo boobu saa su ne rek mu ñu indil tegtal yu am solo yoo xam ne dañ ci mën a sukkandiku gën a joyandiku waat xam naa laaj yi ñu am tey moom bëri na lool ñu tàmbalee ci rek toujours ni ñu ko baaxoo ci yi ñu yónnee ci wàllu WhatsApp bi kon maître ñu àndoo rek déglu laaj bi nga xam ne kon moom la ñu njëkk a jot tey ji. maa rafetlu émission bi nuyu maître di leen nuyu bu baax di rafetlu émission bi bu wér-wér maître damay laaj peine de mort bi ñuy wax nii moom buñ ko wote woon wàllum ray gi moom nu muy demee nan kan mooy ray ak ci yan condition lañ koy raye ak nu muy demee daal ak boo yoree place di liggéey ci ay nit sa sécurité ak sécurité ñi ngay liggéeyandoo ak ñi lay fekk si nooy def daal ba défendre sa bopp ci côté yoon loolu laay laaj. loolu de c'est la première fois nag ñu posé ma question bi cey maa ci sawar a tontu xam nga biñ ne Sénégal dañuy génne peine de mort xam nga kañ la 2004 député laa woon maa nekkoon vice président groupe de l'espoir bu Moustapha Niass su ma la waxee ni sama tàggoo ak Moustapha Niass foofu la commencé doo ko gëm déedéet kay xam nga li tax lu tax ba ñu ne dañuy génne peine de mort waaw ñépp d'accord ci ma lànk kandaare ni duma ko voté ñépp jommi te député laa woon vice président ma leen ni man may jullit ba ma juddoo mënuma dara ñu tokkatal lislaam ci samay nopp du dëgg waaw may julli nekk taalibe Sëñ Tuubaa di ñaan su ma fi génnee ñu taxawuma defar ma ni ñuy defare jullit jébbal ma sama borom lislaam jooju di sama àddina ni ko rey ñu rey la ngeen bëgg a toog ni da ngeen fiy dindi loolu maa bañ du ma ko wote ma am fa ak Moustapha Niass coow lu rëy
le lendemain waa RFI woo ma du ma ko fàtti mukk Juan Gomez man la invité ni ma yow noo mën a nekkee avocat ah ñu ni kon jàng nga dañuy dindi peine de mort nga contre ma wax ko ni ko lii ma la wax gëm-gëm laa am l'islam laa gëm àddina l'islam laa gën àllaxira du ma def loo xam ni l'islam d'accord ci te l'islam nee na ko rey ñu rey la keroog ba ma ko waxee RFI maag Moustapha Niass ñu toog coow lu rëy falaa doxe tàqalikoo ak moom loolu nag maa ngi koy wax sama baat ca kaw su ko Moustapha ci mënee weddi na ko weddi looloo tax ma tàqalikoo ak Moustapha Niass bëgg a dindi peine de mort ma ni maa bañ dindi nañ ko 2004 dindi nañu peine de mort 2004 gis ngeen coow li mu ñëw donc Sénégal nee nañu ñu ku rey ñu rey la kenn dootu ko def ci histoire du Sénégal ñaari nit lañ ko def lañ commencé def 1967 Abdou Ndaxa Faye fa la ma fekk ndax Abdou Ndaxa Faye mi ngi boom député Demba Diop en mai je crois le 13 mai sax la mai 1967 xam nga boobu fu ma nekkoon lycée Malick Sy di jàng xam nga ba ñëpp yooxoo ni Abdou Ndaxa Faye rey na Demba Diop Thiès dafa riir ñëpp génn lycée yi daw jubal gouvernance man maa ko wax te muy dëgg teg naa sama bët laa la wax fa Demba Diop daanoo deret ja fa nekkoon teg naa ci sama bët man mii boobu maa ngi nekkoon Thiès te lycée Malick Sy laa def donc Abdou Ndaxa Faye moo rey ñu rey ko ak ku tudd Moustapha Lo Moustapha Lo moom arme la yore woon tiirewul ci Senghor tiirewu de mais daal nee nañu yoroon na pistolet ni rey Senghor moo ko taxoon a jóg mais pistolet ba takkul ci noonu lañ ko jàppe ca jumaa ju mag yu Ndakaaru yóbbu ko juge ko def ko condamnation à mort rey ko donc ñaari rey yooyu moo mës a am Sénégal après nag bañ dindi lañ ko biñ ko dindee ba léegi ku def jéyee donc ci réew mi ak lu mu mënti mel li ñu mën la gën a yéeg mooy defal la peine de prison travaux forcés à perpétuité loolu rekk mën a am kon nag ñu jàpp ni Sénégal nee nañu de kenn dootu fi rey nit te mel na ni gouvernement bi sama baat ca kaw Aly Ngouille Ndiaye wax na ko nee na le Sénégal n'est pas prêt indiwaat peine de mort moo ko wax de jiyee yaa ngi continuer bis bu nekk ñu rey nit ñi na mu gën a méttee mais président Macky Sall nee na dootul indi peine de mort léegi nag li ci des mooy réew mi ñi ngi dund loo xam ni doy na waar 95% de musulmans téeméer boo jël ci réew mi juróom-ñeent fukk yi ak juróom ay jullit lañu ñu ni ñooñu la ñu gëm kenn du ko def ci réew mi maanaam même comme ni nga ko waxee au début suñu appliqué wul charia mais au moins peine de mort waroon nañ ko mën a kii c'est le minimum nee nañu du fi amati nii la ñuy dundee te terewul américains yi nga xam ni ñoom la àddina tëj bët ña ngay def peine de mort ña ngay def peine de mort di rey ku rey ñu rey la mais Sénégal nee na du ko def moo tax pour tontu la dañ ni kenn du fi appliqué gun xaw ma nag ëllëg réew mi dana dox ba ñu indiwaat ko mais jàpp leen ñi 2004 ba léegi peine de mort kenn du ko appliqué Sénégal mais suñ doon seet nit ñi ak seeni yëg-yëg ak ñaawteef yi am temps yi passé nit ñi de ñoom seen bëgg-bëgg mooy nañ ko fi indiwaat mais gouvernement bañ na kon nag amatu fi mais nag comme li tubaab di wax on ne peut pas insulter l'avenir kenn xamul luy xew ëllëg mais ci jamono yi moom peine de mort amul lu rey yi gën a bari lu ñaawteef yi gën a bari
kenn dootul appliquer peine de mort. léegi mu laaj ne buñ ko appliqué woon tey kan moo war a rey ak naka lay reyee. loolu mën naa la ko wax. ok su doon. jàng naa ko. ndax peine de mort mi ngi ci code pénal donc article boobu la ñuy ubbi. donc lii ma lay wax. mooy lu ma jàng la ndax man code pénal ak code de procédure pénale laay kii su dee appliqué nañu peine de mort. maanaam ni diw. nangu nañ ñi moo rey dit. léegi dañ koo war a rey. du dëgg. su ñu waxee loolu. ba pare àtte bi yemul foofu yoon may na la nga topp condamnation bi ba cour suprême. soo demee cour suprême jàppale ni li may wax amul de. et damay rappeler amul waaw bu amoon. voilà nga dem cour suprême. ba cour suprême confirmé wala rejeté pourvoi bi. ni dañ koy rey. léegi nag niñ koy reyee. voilà niñ koy reyee peloton d'exécution xam nga reyin wi bari na. am na ay réew yoo xam ni dañuy pendre. pendre xam nga duñ koy waxee ci wolof. takk buum sandaamtalu ko takk buum ci bopp. waaw mu sandaamtalu. mu sandaamtalu ba dee. noonu la ñu def Saddam Hussein. xam nga Saddam Hussein noonu lañ koy def. dañoo jël buum teg ci put gi. condamné ko mu dem. benn yoonu ko. Arabie Saoudite. xam nga ñoom nu ñuy def. ñoom saabar la ñuy jël. tëral ko ci. parce que. man dem naa Makka. dem naa ba ñu won ma. bërëb bi nga xam ni suñu waree rey nit. foofu lañ koy indi man visité naa ko. jaas yi la ñuy jël. ñoom jaas yi la ñuy jël. dagg bopp bi. xam nga ñaara ngoo. Sénégal. moom fetal la ñuy def. peloton d'exécution. maanaam. peloton d'exécution mooy. ki ñu condamné à mort. dañuy takk loxo yi. takk bët yi. takk ko ci garab. ba nga xam ni du gis. loolu nag njël lañ koy def. njël généralement. daal di indi ay soldats. soldats yi daal di taxaw. fañ ko takk ñu fetal ko. mu daal di dee. ñoom ñëpp a tireendoo. voilà loolu la ñu wax nag. loolu moom mënuma rentrer dans les détails. mais xam naa ni Sénégal noonu la ñuy reyee ñoom. ba muy kii ku ñuy pendre du ñu pendre. du ñu dagg bopp du ñu dagg bopp du ñu dañuy fetal dañuy fetal. dañuy takk bët yi takk ko ci garab am peloton d'exécution maanaam mooy soldat yu baree bari ñooy taxaw xamuñu nag kuy rey. seen kilifa taxaw. daal di joxe ordre. daal di tiire leen. ñu tiire mu ni këpp. Amérique aussi. am na ñeneen ñoo xam ni. chaise électrique la ñuy reyee. chaise courant. maanaam takk nit ki. ba dootul jóg. ñu ubbi courant. daal di ko wàcce ay voltage boo xam ni ay bu métti bu méttee métti. muy dem jaddi ba daal di dee. am na ñuy def gaz aussi. am na ñoo xam ni gaz. am na ñoo xam ni dañuy pikiir mu dee. kon nag reyin yi. ci dëkk yi nga xam ni peine de mort. dëkk bu nag ni nga koy defee. voilà. bii ma leen nettali nag. mooy ba ko Sénégal doon appliqué. noonu la woon Sénégal moom. waaye nag instant bi amul ndax kenn appliqué wu ko. c'est fini. dindi nañ ko ci sunu. arsenal juridique. voilà. léegi bu ñu bëggoon mu ñëwaat moom faaw fan la war a mën a jaar. rek assemblée la jaar wala. absolument rek wallaay. njiitu réew mi sañul rek jékki-jékki na am. non loolu. da ngeen xam Sénégal nu ñuy changer. constitution. xam nga fi mu nekk dañ ko doon dindi. waaw suñ ko bëggoon defaat parce que loolu. du mën a nekk loi ordinaire. il faut constitution ngay changer. ndax constitution moo waxoon bu njëkk. ni peine de mort am na. moo toog ba yàgg dindi ko. léegi. soo ko bëggoon dugalaat. ci yoon woowu ngay jaaraat. defal ko ci constitution changé ko. te constitution ñaari yoon lañ koy soppee. benn. d'ailleurs dégg ngeen nit ñi même ñi jàngul yoon. nii nañu def référendum. pour indiwaat peine de mort. benn yoon nga maanaam ñu ni Sénégal yi. ñu laaj ko askan wi daal ñu wax seen laaj askan wi loolu mooy référendum. est-ce que d'accord ngeen. ñu indi peine de mort. waaw wala déet. askan wi ni waaw. loolu mooy benn yoon. benn yoon bi. ñaareelu yoon bi.
yoon tam may na njiitu réew mi pour changer constitution du jaar référendum mais mu jaare ko assemblée ca penc ma comme député yi askan wi leen fa yónni mu dem si ñoom laaj leen voilà mën nañoo changer constitution bi su dee 3/5 député yi nee nañu nañ ko soppi boo ko xaajee juróom ñett ñi ne waaw loolu tam mën nañ cee changer constitution boobu tam beneen yoon la kon nag pour bamtuwaat ko mu gàtt indiwaat ci peine de mort am na ñaari bunt benn référendum comme ni ma la ko waxee ñaar jaar ci assemblée mais nag renforcer majorité absolue boobu pour ñu mën a ñëw su loolu amee nag ñu mën a soog ni léegi peine de mort ñëwaat na su boobaa nag yoon yi appliqué loolu mën suñu amee ma sàmba wala ma demba bu ñu war a juger pour ñaawteef yi ñoo mën a wax ni condamne tel à la peine de mort am na solo kii jeexee nag ba xam ni amatul voie de recours ñu war ko mën a appliquer am na solo ñu dégluwaat laaj bi man de dama doon laajte ndax jigéen boo xam da nga koo takk si farata yàlla yonent bi léegi def si moom lu war yëpp ba mu sëy ci mu ñëw nangulu la dara nag yi ba pare teg si di saaga say waajur ba pare xam nga dem si loolu ba mën a toog maîtriser loolu ngeen tàqalikoo si loolu te looloo tax léegi nag mu daal di ëlbatiku ay waajuram topp la ne da nga koy fay lal maanaam lal loolu lay laajte yow loolu force la wala du force maanaam lal force la si sëy wala comprendre na lañ doon wax la ñuy ñëwaat ci diggante fase yoonu waajur nekk na ko ñëpp xam yeewu ci yoonu waajur nekkul ci fase du dëgg maye nag d'accord naa ay waajur lay maye ndax kenn musul gis ku dem maye sa bopp àddina sax doy na wax de kenn xamul ndax am na ñoo xam ne du ma ko wax pour rafetal wax mais li ñu war a jàpp daal mooy fase tribunal la koy def soo demee tribunal tam muy ku góor ki walla ku jigéen ki ku ci nekk am nga droit dem tribunal ni man dama bëgg sëy bi yem fii moom nee na fasante nañ ba pare waaw taxaw dama koy leeral bu gën a comprendre acca donc soit jigéen gi nii damaa bëgg a fase walla góor gi nii damaa bëgg a fase tribunal toog su tribunal toogee dalay laaj yow yéen ñaar loo leen bëgg su dee d'accord ngeen ci fase bi kooku du am procès ñu bindal la divorce par consentement mutuel ku nekk dem mais su dee xaar ma yàlla am na ci seen biir boobaa nag le tribunal di wax ku tooñ ci biir ku tooñ kooku nag la ñuy jëlee réponse waa ji tribunal moo mën a wax ca sëy boobu su dee sa jabara tooñ mu ni ko tas nañu sëy bi wante nag war a ngaa dàmp sa borom kër su dee borom kër moo tooñ ñu ni ko war ngaa dàmp sa jabar teg ko ay daan léegi nag le juge bay def lépp lay régler maanaam kii mi ngi wax affaire u delloo lal xam nga day mel ni kon la nekkoon ci biir kër ga maanaam ni mu waxee mooy da ko jotagul woon jëndal lal bi ñuy sëy jotu ko woon jëndal léegi nag tas nañ léegi comme lal ba jotaguñu ko woon jënd mbokki xale bu jigéen bi ñoo koy imposé ne ko lal ba nga ko waroon a jëndal jox ko fay ko déedéet loolu amatul waaw loolu lay xam nga li tax ma dugg ci lal bi da loolu ma yóbbu parce que loolu tam am na solo kenn du ko wax aw ma habitude di ko aborder donc sëriñ bi ma tontu la yow ci sa wàllu bopp fase ngeen dem ngeen yoonu lal nekku ci sauf ngeen dem tribunal nag régler seen problème kooku beneen affaire la mais dama bëgg a yee nit ñi aussi ci loo xam ne ñu bari xamuñu yow supposons nga am ñaari jabar sa kër mujj nga war a dem ni da ngay tàggoo kenn ki xam nga jigéen bu nekk am na néegam jëndal nga ko lal jëndal nga ko armoire te fii d'ailleurs dafa mel ni nit ñi yite woon nañu yooyu loolu sax lal yeeg armoire yi loolu su dee góor gi moo ko bëgg a nangu du demee noonu bu fekkee xas na ko jënd ba pare waaw kay du demee noonu dafa am lu yoon wax su dee yoon def ni su dee biir kër gi am na ay wujjante
maanaam jabar yu bari wala même sax su nekkul ci kër gi su dee borom kër gi am na ay soxna yoon day présumer présomption mën naa ko teg day njort day très bien c'est du très bon wolof day njort ni soxna su nekk maanaam jabar bu nekk li nekk ci sa biir nekk yaa ko moom kon waa ji waru ko nangu te moo ne loolu góor ñi def génnal fase naa la bàyyil samay bagage du yoon def ni kër gi su dee wujjante am na fi njort na ni lu nekk ci biir kër soxna si maanaam ci jabar yi muy aaw bi wala muy ñaareel yoon nee na bagage yi nekk ci biir ñaareel bi moom moo ko moom yi nekk ci biir aaw bi ndaw soosu nekk aaw moo ko moom li nekk ci biir ñetteel bi ba ñeenteel ndaw soosu moo ko moom kon nag kenn amul droit tàggoo ak sa jabar ngeen am polygamie nga ne ko génnal nangu naa li nekk ci sama biir kër ndax maa ko jënd loolu yoon nangu loolu tam ñu war cee yeewu ci wàllu woowu am na solo sant gërëm mbokk yi nga xam ne kon ñoo ñuy bàyyi xel ci rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndaam seen jotaay bi di yeete moom ngeen di teewlu ci 103.5 kaddu gi baw kon ci ndam dafa mel ne maa ngi doon xool pour waxtu nodd wi xam naa ne soreetul waaye yaakaar naa ne war nañ cee mën a déglu benn laaj comme ni ñu defoon keroog bu ñu dégloo laaj bi ba pare nag doog indi tontu bi ci ginnaaw xam naa laaj bi moom xaw naa gudd tuuti rek waaye nekk ñu teewlu ko ban laa ci jël laaj bi waaw bii moom waa marché Ocass lay wax ñu déglu ko. damay laaj comme moo marché Ocass oto yi nekk ci buntu place yi nit ñi daal ñooñu dañ ci am droit wala déet ndax ñaare dañuy taxaw ba fees lool te place te bu ñu la waxee ñun la dañuy fay droit yooyu nag dama xam ne police bi lañ koy fay wala maire bi lañ koy fay wala yooyu loolu daal métti nañ ko bu ngeen ci mën a wax tamit wax dëgg yàlla ba xam commerçant bi lu ko ci yoon may daal ñu xam ba xam nu mu dee noonu commerçant yi nag xam nga li ci métti mooy ñàkk a def association yi des fois léeg-léeg day gën a métti ci ñoom waaw waaye nag ngeen xool ñu ba xam rek ban yoon moo ci gën a mën a jàlle waaw li mu laaj xam naa peut-être mooy oto yi gaare ci buntu magasin jàmbur yi fekk waaw comme yooyu incha allah bu ñu noddee ba pare doog a ñëw ci tontu bi mbokk yi ngeen di déglu rajo UCAB FM 103.5 rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawoo ci ndaam seen jotaay bi di yeete ñu teewlu noddu gi te dellusiwaat. mbokk yi kon ginnaaw bu ñu déglu nodd gi ba pare ñu fas yéene rek wéyaat ak yéen ci seen jotaay bi di yeete 103.5 mètres yaakaar naa dégg nga laaj bi mujjoon waaw mu waaju ci wàllu oto yi taxaw ci buntu place jàmbur yi waaw kay ci bismillah dégg naa lu baax li nga wax mbir mi nee naa Sénégal am nañu chance lépp ci yoon lañ ko tënk gis nga ci wàllu marché yi ak nu mu war a doxalee loolu yëpp voté nañ ko ba pare moo doon code des collectivités locales ci diggante bi am loi bu ñëw bu décentralisation léegi doxanu marché ni muy war a doxalee code bi daf ni bokk na ci compétence transférée maanaam nan laa ko mën a waxee ci mu leer nañi ay maanaam ay mën-mën liñ cëral bokk moomee lii ngir ñoom ñu ko saytu bu jëkk nguur gee ko yore woon léegi daf ko delloo mairie yi li ñu delloo mairie yi pour ñu mën koo saytu di ko doxal marché yi ci la bokk les halles et marchés sont de la compétence des mairies donc marché Ocass bi ngay wax mairie Touba moo ko war a doxal na mu war a tëdde na mu war a doxale nañ ko war a organiser Touba mairie ba ñoo ko yore te li nga wax dëgg la gu wér péng ndax bis bu nekk ñun ñi muy man wala muy yow wala muy Pape Sayre ku nekk dugg marché Ocass ku nekk gis nga marché Ocass la fa xew d'ailleurs looloo tax lakk du fa jógee lakk du fa jógee ñaari fan ñetti ñu ne lakk na lu ko waral anarchie
yi fa am def lu la neex ku ne noonu la neexee rek def lu la neex def kenn du gang kon nag loolu responsabilité mairie bi la ndax mairie bi mooy joxe cantine yi du dëgg mairie bi mooy percevoir xaalis bi ñuy fayu nit ñi kon nag en retour na nit ñi war a mën a nekkee nañu war a mën a dëkkee na marché ba war a doxee loolu mi ngi ci ndoddu mairie bi donc léegi loolu auditeur bi wax dëgg la ko wér péng mais sooy jooy da ngay xam foo war a jooytu du cëru sëriñ bi du cëru tribunal marché cëru mairie la am na ku ko wax léegi je crois que c'est le même kii yéen war ngeen am ay association te foog naa sax am na fa dee leen dem ca mairie ba di défendre seen yelleef ndax da ngeen di dugal xaalis ci doxalinu marché ba kon nag marché bi war na leen fa indil sécurité am na poste de police mais ña fa nekk bariwuñu du dëgg am na ñu fa nekk di wër di percevoir ay taxes mais war na am sécurité war na mën a am ay agents yoo xam ne ñoo fay nekk pour surveiller nekkin wa y compris la circulation oto bu gaare foo warul gaare ñun la jógal soo bañee ñu woo police jël sa permis mais lépp nga fa kon nag ci seen biir la am na solo voilà ñu déglu juwaat beneen laaj ba tey xam naa du sori loole ñu déglu mooy comme waaw man li ma bëggoon a laaj rek mooy comme ki ni film di dëpp kanamam waaye léegi ki nga xam ne nag léegi dafa dugg ci magasin di sàcc wala ñu jàpp ko ci magasin wala place mu nga xam ne dafa sàcc ñooñu filmer ko di ko dugal ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi kooku noonu ndax am na beneen droit boo xam ne yoon may na ko pour mu topp ñu ko def jëf jooju donte moom moo sàcc loolu laa amoon lu may laaj. dëgg la gu wér. du comprendre nga li muy wax. comprendre naa. question bi ko posé keroog bi nga waxee ne ñi ñuy filmer ci télé bi. di leen muur parce que dañoo innocent xamaguñ ndax mais gis naa leneen. waaw réseaux sociaux yi. waaw. gis naa fi ñaari jigéen. ou ñetti jigéen bërki démb. nee nañu marché Ocass. lañ leen jàppee. te ñu yoroon ay galaaj. voilà loolu yu bare bare xam nga gis naa ko. waaw. mu bëgg sax ni sàng leen ma sutura. téerewul ñu ngi ko sànni ci réseaux sociaux yi. mais ñooñu ko def tooñ nañ ko. tooñ nañ ko. loolu lay laaj. voilà. kon nag sëriñ bi man d'accord naa. même suñu jàppee ñëpp nit di sàcc. kenn amul droit filmer ko. di ko dugal ci réseaux sociaux. ñooñu lu leen yoon mën a teg. yoon dal na ci seen kaw. mën nañ leen a yóbbu tribunal ñu daan leen au plan pénal ba pare teg leen ay ndàmpaay. yoon kooku ñu ko def. malgré le fait que jàpp nañ ko muy sàcc su amee jumtukaay. mën a dem tribunal. mën a indi ay firnde parce que tribunal yëpp ay firnde la. ñu xam ni diwa la filmé. diwa la lifli. kooku yoon day dal ci koom. personne n'a le droit même bu fekkee moom moo sàcc. bu yeboo même su fekkee moo sàcc. amul droit. di ko filmer di ko. waaw ndax yoon wax naa leen fii keroog. yoon day dugal présomption d'innocence. présomption d'innocence mooy lan. tant que tëjuñu la. kenn amul droit wax la ni la yaa def lii voilà. dañuy am xel ñaar rek. ne xëy na yow la waaye dara leerul xale boobu ñu rayoon Tamba. waaw que ñu njëkk a jàpp. waaw yàq deram. waaw dugal ko ci réseaux sociaux yi le vigile. est-ce que moom la. déedéet mu keneen lañ mujj. voilà kon nag nañu respecté. ak yelleefu doomu aadama nu mu mënti mel. am na solo voilà. kenn amu ci droit beneen mbokk bi li muy laaj moom itam. comme maanaam kii boobu nga xam ne taximaan yi demoon nañ wax leen ko te maanaam ñoom tamit ñëw ñu def ci benn réagir wuñ ci defuñu ci dara ñoom waa police waaw ñu mujj dem fële tamit woo ñee ndax loolu lan la ci yoon wax ak tamit bu taximaan yi demoon ci kii tamit comme ni ñu ko kiyee ndax dinañ leen ci topp daraam déet. xam naa doo ko comprendre. dafa am agression bu amoon ci gare Dakar bu bees bii. bërki biig. dégg naa ko. waaw kay léegi taximaan yi dem woy police. waay dégg naa ko voilà ñu ne du seen kii. waaw loolu lay laaj yow itam sëñ bi war ngay leeral say wax. ay kii rek waxoo dara waaye itam wax ji àggale ko
léegi bu ñu wooyee bi tubaab di wax. bu ñu wooyee ce qui se conçoit bien se dit clairement. et les mots pour le dire viennent aisément. wante dugul ma ci ay kii ak kaa rek wax ji du dara mais xam naa loolu. waaw comprendre nga affaire fi muy waxee. mooy ñi ñu attaqué. waaw boutique yi ñu attaqué fii ci agression ci marché bi. waaw te nit ñu bari lañu. waaw voilà ñu ni police. ñëwul kii la. ñoom nee nañ dañoo dem ci policiers yi nekkoon ci rond point bi. woo leen nee nañ ñi ñu fekk foofu ne leen suñ yoon nekku ci. ñu rabattre ci gendarmerie ñoom ñoo mujj ñëw intervenir ñu ne ndax ñee sañ nañ loolu noonu. kenn sañul loolu. force publique. du wax suñu yoon nekku ci. mën nañoo nag bañ a am effectif bu doy. loolu mën nañ ko dégg. par exemple su dee ñaari policiers. ñu leen dem leen attaqué fukki nit. soo moytu ñu bàyyi fi seen bakkan. mais li ñu war a def. d'abord soo nekkee ci force publique. loo gis lu dul yoon. yoon wax na la. nga intervenir dugal ci sa loxo. nga nekk en civil. wala nga nekk en tenue. loolu waru gar takk der la. waaw war ngaa jël matukaay yépp. s'il le faut nga sonné alerte. sa commissariat. wala gendarmerie ni leen lii xew na. jël matukaay yi. wante sama yoon nekku ci. loolu moom daw responsabilité la. te kay def yooyu. est-ce que xam nga ni yoon dal na ci koom. refus d'un service légalement dû. loolu code pénal la. refus d'un service légalement dû. code pénal dal na ci sa kaw. tey ñooñu noonu ñi leen wooy woon ñu bañ mën nañ leen a topp ñoom. absolument. nu ñuy def bu ñu leen bëggoon topp tey fu ñuy jaar su ñu demoon ci police. mais. xam nga seen i kilifa du kii. da ngay dem ci kilifa nga seen kilifa. na la jaral nga bind directeur de la sûreté nationale. wala nga dem Dakar su la ko jaralee. mais le plus souvent du leen doyal. mais refus. nitu yoon. ñu wax la service nga bañ. yoon dal na ci sa kaw. loolu la ñuy tuddee refus d'un service légalement dû. ku ko def. yoon dal na ci sa kaw. mu yokk ci ne bu fekkee da ngaa yor place liggéey sa sécurité nan nga mën a def ba yokk garde ko ak sa ñi lay liggéeyal. sa sécurité léegi. waaw léegi agent de sécurité yi am na. am na. loolu yoon maye na ko. dara nekku ci. ni ngay jëlee gardien. waaw pour sa kër. waaw mu lay surveiller guddi. su la neexee loolu nga mën a jëlee sécurité di ko fay. loolu yoon maye na ko dara nekku ci. waaw. am na solo waaw mais bu mu jël nag. place su policier yi de. attention ah. bu mu jël moom tam bu fa nekk. ni damay jàpp sàcc dóor dugg na fii génn fii. na def liggéeyam. sàcc soo ko jàppee. doo ko dóor. am nga droit intervenir ni diw sàcc na. da nga koy teg ci loxo yoon. mais doo fa nekk ni di ko dóor di ko toroxal. mais am na fii bërkat yi démb tribunal Njaaréem. waxuñu ko. fii. benn waay la ñu dóor jiiñ sàcc dóor ba mu dee. ba mu dee. waaw fii yàggul ñu jàll ni ko flagrant délit Diourbel. te fii la jógee Touba. est-ce que dóor ba mu dee daa la wax. pourquoi kenn amul droit defal sa bopp yoon non. kenn du fajal sa bopp. kenn du fajal sa bopp. leer na ñu déglu laaj bi. fii Touba Baxdaad lañ dëkk dañ fee dëkk ci koñ boo xam ne maanaam dañoo gis maanaam ay nit ñoo xam ne fii la ñu nekk naka sudul noonu maanaam dajee seenum jotaay di fa toxi am baate ñooñu kenn dëkku léegi nag maanaam tey boo leen bëggoon a kalaame fan ngay jaar ak nan ngay def ba kalaame leen ndax toujours fi la ñuy yendu ba tey ji mu wax yow ci koor gi nii ñi ngi fi wóoruñu defuñu dara ci dëkk bi lañ dëkk fii Baxdaad fi la ñuy yendu def li ñuy def léegi nag dañoo bëggoon a xam ndax fan la ñuy jaar mën leen a kalaame ak boo leen a kalaame nooy def ba doo ci fii léegi loolu tam yomb na mais itam dama bëgg ñu yeete ci xam nga des fois. yow. ak volonté boo mënti am. mën nga ni dama bëgg a doxal yoon comme waa ji. attaqué leen. musiba fekk la ca. déedéet. soo amee information. renseignement. ni ko policiers yi wax ak gendarme yi. da ngay rocceeku ndànk. dem police wala gendarmerie. fii police am na fi. xale bu xarañ. doomi Mbàkke sax moo fi nekk. ma di ko féliciter au passage. gendarmerie am nañ fi am nañu brigade territoriale nekk itam nit ñu baax parce que demoon naa seeti leen. ci benn dossier. nit ñu baax laa fi gis da ngay rocceeku soo rocceekoo puisque gis nga loo xam ne lu dul noonu. demal police dem gendarmerie. ni leen lii laa gis ñoom danañ jël information yëpp ba pare di ko topp. suñ ko toppee ba gis ni li nga wax dëgg la ay nit nga fa def lu noonu dañ leen di arrêté
suñu leen arrêté dañu leen yóbbu tribunal même yow mi ko wax sa tur di ci feeñ. moom loolu lay laaj surtout sax. sa tur du feeñ. ndax gendarme yi ak police dañuy wax ressource anonyme. kaay ma wax leen. est-ce que xam ngeen faux médicaments yi nu mu feeñee. renseignement anonyme. daa am ku ko boole. koo xam ne dafa am ku leen boole. te gis nga li mu indi. lëmbe na Sénégal lëmbe na réew mi. te ko kenn xamul kan la. kenn xamu ko te kenn du xam kan la. kenn du xam kan la. gendarme beleel yi def enquête bi dañuy selon une information anonyme. seen informateur moo leen wax ni leen ñaari camion yu ngand yu rëy. mi ngi jëm ci dëkk bi. ñi ngi Touba beleel fii la ñu gaaree ñëw leen. génn fa. waaw bi ñu defee seen PV. tudd ñu waa ji kon nag ku bëgg a def lu baax donc ko mën. saa nga exposé parce que loolu la Sénégalais yi ragal. te am na ay risques. demal ndànk police wala dem ndànk gendarmerie ñi leen gis naa nii ñuy def. noonu nga leen ko waxee noonu nga mën a dénoncer tokkatu yàmba yi. tokkatu yàmba yaa ngi fii. di ko def Touba di ko def Mbacké ñu leen di jàpp ak seeni fournisseur loolu la ñu ubbee. xaalis tax na léegi amul audience boo mën a dem tribunalu Diourbel te tokkatu yàmba yi taxaw ñu fañ ko defee Touba fañ ko defee Mbacké looloo fi am. voilà kon nag ku leen mën a dénoncer. dénoncer leen. mais source anonyme bul joxe sa tur te bul tiit. defe ni ñoom dañuy jël sa tur mën ngaa dem kenn du wax sa tur. waaw yoon moo leen obligé. ku bëgg anonyme ñu def ko. d'ailleurs seetal même télé yi des fois. nit dana bëgg a wax ba pare ni bu leen feeñal sama kanam. ñu filmé ko ginnaaw wala ñu filmé ko muur ko. exactement. loolu yoon a ko wax. ku nekk am nga droit. sauvegarder sa renseignement. pour tiitaange gi nga mën a am. pour ñu daal ci sa kaw. wala pour ëllëg. mais def nga yëfi citoyen. parce que dénoncé nga. loo xam ni alors du yoon. moom laa la wax comme affaire beneen bi faux médicaments yi ak coolu yëpp. source anonyme la génne. moom la génne waaw am na solo ñu mosal ñi nekk ci téléphone bi ñoom itam xam naa danañu koy soxla muy xaw a xat bari na ñu amul WhatsApp te bëgg di laaj 33 976 09 09 rajo UCAB FM salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kay ñu ngi lay ziar bu baax. waaw sëñ Pape ñu ngi ziar bu baax. jërëjëfati. di rafetlu jotaay bi. jërëjëf. di sant maître Ba bu baax. di leeral. ak ñun émission bi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. dañ ci jot a jàppe daal xam naa ne jàpp na ni bu fekkoon ne danañ def examen moom danañ bu ñu jëlut première yi danañ bokk ci 5 premières yi. alhamdulilah waaw kon sant nañ ci bu baax a baax. yàlla baax na jërëjëf. waaw gannaaw ban fi laajee amnistie ak gracier ak nolia. léegi tey li ma ko bëggoon a laaj comme dañ koy dégg lu bëri ci baatu français xamul ko. mooy li ñuy wax kii garde à vue. garde à vue. ak déféré. waaw yooyu daal laa bëggoon mu leeral ñu ko ba mu gën a dugg. jërëjëf sëñ bi de moom luñ ci dolli léegi nga mën ne avocat ma abal la sama robe nga dem plaider ji non parce que man damaa bëgg kuy gëstu. ku bëgg xam-xam. ku bëgg xam-xam noonu la parce que mel na ni topp nañu ba ñuy wax amnistie. léegi topp na grâce da ngay déglu laaj bi nga boole leen ñoom ñaar ndax kii itam lu mel ni lay waaw seen liggéey man dafa am ñaari question yi ma bëggoon a laaj. bi si njëkk mooy damay dégg ñuy wax naan nit ci misaal ñu ne daan nañ ko 3 weer wala daan nañ ko 4 weer waaye du ko tëdd ma bëggoon a xam ba xam loolu nga xam ne du ko tëdd day am leneen lu muy fay wala déet. ak ñi nga xam ne si ne dañ ramasse bu ñu ramassé te jamono bi ñu ramasse nga yor carte d'identité ndax war nañ la yóbbu daal wala am nañ tubaab boo xam ne si ne boo ñu la carte d'identité bu la bëggee yóbbu la parce que loolu dama koy gis te duñ fekk ci yow dara loo xam ne si ne ñu ngi koy aaye. waaye bu ñu tee bu ñu bëggee dem rek da ngay dem mais laaj ba xam loolu ndax yoon na mooy. boobu daf cee yokk xam naa après lay doon. mais sursis bi moom ma gënoon a intéressé mën naa koo gàttal rek sursis bi. ramas yi moom. waaw wax nañ ko ba tey. waaw fii li ñuy ramasser. teguwul ci yoon. du dëgg. waaw waruñoo def li ñuy def. léegi sursis. waaw xam nga yoon. mooy lan. waaw moom loolu laa koy expliquer xam nga yoon. mën na ni Masamba def na nangam ci jéeya yoon ni ku def jéeya jooju. mën nañu laa tëj 1 mois 2 mois 2 ans. bàyyi noonu du dëgg mais suñu dugal sursis. sursis mooy. li ngi lay topp yaa ko def. yaa ko def nangu nañ ne yoon dëggal na ko. yoon dëggal na. ci xam-xamam. ci firndeem.
ak interrogatoire bi am parce que procès bala moo am. ku nekk dañ lay laaj. ki ñu tooñ ak ki tooñ. ak li procureur wax. ak seede yi. ak seede yi. su loolu lépp ñëwee. kii àtte. ni man sama aqulaayi taalaa. diw. coupable. li ñu wax yaa ko def. yaa ko def soo ko deful. ñu ni le renvoi. des fins de la poursuite. xam nga déjà donc su sursis ñëwee rek. mooy yoon am na firnde ni yaa tooñ. xam nga su waxee loolu ba pare. mu des wan nag lan lañ la war a daane. ci kaso. yoon ni yow mii de. malgré que yaa tooñ. mosoo ñëw tribunal. moom la ñu tuddee délinquant primaire. kon nag mën nañ la may sens. sens bi ñu lay may. mooy dañ la daajal 6 mois. mais 6 mois doo ko tëdd. mooy 6 mois sursis. mais su waxee 6 mois sursis. dafa am lu loolu di wund. lu muy wund. maanaam sursis boobu. xam nga am nga 6 mois. da ngay ñibbi. ñun la wante lii nga def. soo ko defaatee fii juróomi at. xam nga tey sursis nga am. soo ko defaatee fii juróomi at. non seulement. sursis ba nga amoon day deñ. mais lii da nga koy tëdd. maanaam comprendre nga. pour mu leer. sursis doo ko tëdd. doo ko tëdd waaye loo defaat da nga koy fay ba pare. voilà ñu doog a àtte ñu ni la fii nag juróomi at. soo ko defaatee. sursis ba day deñ. maanaam dañ lay tëj. booleeg lii nga def. ndax ñaari yoon nga ñëw. bu njëkk bi benn yoon may nañ la bunt. nga dem. nga defaat ko ci juróomi at yi. muy ñaari yoon sursis ba sote moo tax ñun la sursis. dañ la koy defal. pour nga jànge ci. loolu mooy philosophie am. pour li ñu la topp ba tëj la ci bul ko defati. looloo tax. nga war a mën a amandé wu. ni dootuma ko def. moo tax ñun la demal. léegi sursis bi ma bëggoon laaj bu fekkee par exemple nit ki dañ ko daan juróom-benn weeri sursis. mooy juróom-benn weer yoo xam ne xëy na du ko tëdd. mu góor ba juróomi weer yi moom defu ca dara. non juróomi at li ñu wax de. waaw non man maa jox misaal par juróom-benn weer par exemple wala ba tey juróomi at. non juróomi at loolu waaw loolu la parce que loolu li mu tëral. waaw danaa fii juróomi at. waxul fii juróom-benn weer de. sursis toujours noonu juróomi at lay doon. noonu la fii juróomi at. toujours rek. toujours noonu la. parce que damay dégg naan jaan nekk ñetti weer yi sursis benn weer bi lay tëdd wala. déedéet c'est différent. dinaa ci ñëw. waaw mais sursis jàppal ni. waaw dañ laa baal. waaw juróom benn weer. waaw nga waroon a tëdd ñu baal la. waaw waaw. ni la fii juróomi at. lii ñu la doonoon kii. waaw su dee defaat nga loolu. waaw dañuy révoquer sursis bi. maanaam dañ koy dindi. ok. booleeg li nga def booleeg li nga def. muy ñaari yoon. léegi boo góorgóorloo par exemple ba ñeenti at ak genn wàll yi daanaka defoo dara. juróomi at la ñu wax. waaw dama ne ba si ñeenti weer at ak genn wàll. peu importe defoo dara léegi diggante bi nga juum ci. peu importe. juróomi at lañu la appal. est-ce que bu juróomi at yi matul moom loo ci def rek. da ngay fay loo ci def da nga koy perte. est-ce que. léegi nag ma tontu ci li nga wax. wuute na. ak condamné ba pare ni lii ngay tëdd. loolu tam yoon la yoon dafa xóot. ndax yoon mën na ñëw. ni la diw. yaa tooñ. condamné naa la 6 mois. 6 mois rek nga dégg. waaw mu dolli ci nii. dont 2 fermes. 4 sursis. est-ce que comprendre nga. donc 6 mois yi la yoon dal ci sa kaw. mais yoon ni. 6 mois juróom benn weer yi ma la kii da nga ciy tëdd ñaar. mu nekk. ferme. ñeenti defal la ko sursis. loolu tam yoon la koy maye. est-ce que comprendre bu baax maanaam doo tëdd lépp. 6 mois coupable. waaw 6 mois. waaw dont 2 fermes. 4 sursis c'est tout 2 ans dont 6 mois ferme. 1 mois et 1 an et demi. sursis loolu tam da ko def maanaam daal moom attekaay bi. yoon daf ko jox lu yaatu. muy code pénal. muy code de procédure pénale. moom mooy seet ndax ci coobareem. mën na dugal yërmande. di wa tooñ mën naa koo dugal yërmande jox ko lu ñuy tuddee circonstance atténuante. mooy lan. circonstance atténuante mooy yaa ko def. wante yërëm naa la. yërëm naa la.
yow yaa ngi soog a ñëw kenn musulaa tëj doo saay-saay mën naa la dokk yërëm te yaa tooñ de au lieu ma defalal la 1 an ferme dama lay accorder circonstance atténuante maanaam dugal naa yërmande moo tax du ma la tëj 1 an yi mën naa koo wàññi ba 2 mois c'est que dugal na yërmande garde à vue bi kee di laaj léegi dinaa ci ñëw dama bëgg a àggale lii ba mu jeex beneen bi am na excuse de provocation mooy excuse de provocation mooy li ngi lay topp yaa ko def yaa dóor nit par exemple ba mu dee wante su yoon seetee ni nga ko defee am nga excuse loolu wax nañ ko fii saay-saay bi nga xam ni moo dugg sa biir kër guddi bëgg a dal ci sa kaw nga faat bakkanam xam nga faat bakkan bi am na soo ñëwee ci yoon dañ naa la waaw yaa faat bakkanu kii wi mais am nga excuse de provocation ndax dañ laa tooñ yow tooñ bi ñu la tooñ moo dugg sa kër te soo défendre woon mu lor la kon nag yoon mën na la koo teggil yow tam excuse de provocation nag moom c'est légal yoonay bind ku nekk ci situation bi mën ngaa am excuse de provocation su boobaa tam waa ji su waroon tëj 2 atu kaso yoon jël excuse de provocation ba ni ko puisque yow dañ laa tooñ ba tooñoor bi la mën naa teggi 2 at yooyu ba tëj la 3 weer voilà donc circonstance atténuante yërmande comme boo jàppalanteeg nit daal nga def ca loo xam ne yoon dana la ca topp fekk yow coobarewul si yow dañ laa fekk si tooñ la moo bii excuse de provocation mais yoon a ko bind bii circonstance atténuante kooku attee bi moom moo koy seet ci boppam ni waa ji ñu indi fii de du def ko tu ñaawteef juum na rek juumte la voilà mi ngi mel ni par xolu yërmande exemple su ñu indee 2 nit ñu tox yàmba ñoom ñaar li ñuy jugé tribunal mais xam nga lu tribunal di seet yow ñaata yoon nga fi ñëw toujours dañ koy laaj tribunal kii ni man ñëw naa fi benn yoon kii ni mën naa kii ni yow xamee naa la bis bu nekk nga ñëw ñoom ñëpp du ñoo bokk tooñ bi mais ni ngi leen condamné du doon benn juge bi day seet ni kii nga xam ni mi ngi koy def pour la première fois naa ko defal 1 mois ni ko soo fi ñëwaatee xam 1 mois ferme ndax foo jàll nañ la tëj ki nga xam ni nag 2 fan ñett ñi ngi ko indi tribunal 2 ans lay tëdd noonu la yoon di def excuse nag moom mooy bi ma la wax mooy bi nga wax kii c'est légal soo ko deful waa ji rey la dañu lay gën a wàññil léegi nag ma ñëw ci garde à vue garde à vue mooy ki ñu téye yoon waxul li moo def kaso la loolu garde à vue ndax dañ naan dem na kaso la kay mais ci yoon bokkul suñu respecté yoon ki nga téye garde à vue waroo koo boole ak prévenu yi maanaam ki ngay def garde à vue ci alors demagul fenn waroo koo boole ci un meurtrier waroo koo boole diw daa rey waroo koo boole ak ñi ñi tëj dafa war a am puisque man li ma lay wax sama expérience police laa lay wax parce que jaar naa fa dafa war a am lu ñu tuddee chambre de sûreté moom la ñu xaay tuddee violon chambre de sûreté foofu la ñu war a bàyyi ñiy jël garde à vue waruñu leen a boole ak borom tooxi dooni yi gën a mag déedéet ci yoon laa la wax de mais da nga gis ay commissariat yoo xam ni wala gendarmerie amuñu ay locaux pour topp yoon ni diw fii la war a nekk diw fii la war a nekk dañuy jàpp rek dugal ñëpp ci dugal rek mais du yoon ñeñ ramasse ak ñëpp rek ñoo voilà du yoon ñu koy def mais du yoon mais situation kii nekk garde à vue dañ koy war a defal procédure benn am na nit koo xam ni mën nañ koo dugal ci ramasse yi parce que dañ koy denc kooku nu ñuy def yoon nee na mënoo koo téye 24 heures 24 heures ay ramasse maanaam nga def enquête di wër sàcc di wër wuyu loolu yoon may na la ci enquête préliminaire bi koo foog ni xaw na cee mën a laal yoon nee na mën nga koo téye mais doo baale 24 heures doo ko romb loolu daf lay permettre nga mën a gëstu ndax ki ngay wut moom la wala du moom boo ko jàppee waxtu wi daal bu waxtu wi ñëwaatee moom war nga ko bàyyi waaw kooku moom loolu situation bokku la na nga jàpp nit def sa enquête ba xam ni mbir mi waa ji laal na ci su ci waa ji laalee
situation garde à vue lay nekk. garde à vue boobu. day yokk délai yi nga xam ni mën nga koo. comme sàcc bu ñu jàpp yóbbu police. voilà garde à vue. waaw ñaata yoon may na la nag. fii wu Sénégal. ni la mën nga koo garder 48 heures. ñaari fan. pour sa enquête. ñaari fan ndax moo ko def. soo parewul sa enquête. nga bind lettre procureur. ñaan ko ni ko monsieur le procureur. jàpp naa diw fii de. am na fi ñaari fan. wante pareeguma sama enquête. ñaan naa la may ma autorisation. ma yokk pour mën a àggale enquête bi. procureur ni la waaw dafa la koy bindal. nga daal di signé. ñu dolliwaat la yeneen 48 heures. donc soo boolee 48 heures. ak 48 heures muy 96. lii ñu bëri umpale ndax am na ñoo xam ne dañuy jàpp ni des fois mu am fu ñetti fan. ñu naan du yoon lu tax mu fay nekk du yoon. donc waroo mën a passé 96 heures. mais mieux. yoon daf ni. su le procureur joxe autorisation yow policier bi. ni la continuer sa enquête. yoon daf ni. koo kii nga fi téye. yóbbu ko ci médecin su bëggee. seet ba xam feebar na. wala dañ koo dóor wala dara. gars yi nag du ñu def dara. enquêteurs yi duñ ko def. mais loolu la ñu war a def. buñ la xasee ba tey nañ la fee pare. rek mais nag. policiers yi aussi am nañ seen i tactique. dañ la fay indi. mais duñu bind dara bàyyi dafa rek. man policier laa woon de. ndax xam naa technique policier. parce que temps bi lañ moo dul doy. ñu indi la fa. duñ la def dara. commencé seen enquête yow doo féete fenn. duñu bind fenn ni yaa ngi fi. di def seen enquête nag bay bëgg a pare. soog laa dugalal garde à vue. est-ce que comprendre xam nga li ñu ciy gagné. fekk au moins. ñoom toog nga fa ñaari fan ba ñetti fan. féetewoo fenn ndax binduñu ci kayit fenn. jàpp nañ la voilà boo nag temps yooyu ñi ngi def seen liggéey. su ñu demee nag ba bëgg laa yóbbu. soog laa defal nag kayit bi. boobu fenn ñu àq ak yelleef ki ñu téye. non non ko kay respecté wuñu ko. loolu kay d'accord kooku moom ban recours la mën a def moom pour àqam yelleefam mu war su ko mënee prouver. dañoo war a annuler procédure bi. waaw su ko mënee joxe firnde mais lii manqué nit ñi. mooy indi firnde. jàpp nañ ma barki démb ba léegi maa ngi fi xanaa loolu ku ne war nga koo mën a. déedéet. mais suñu la bindul fenn nag. loolu damay xaw a jaaxal. soo bokkul ci benn registre nag. loolu damay xaw a jaaxal. damay laaj moo tax ma ne la fële mbir bi jafe loolu nag technique policier la. même bu indee seede waa këram ak ñoom seen ñu ne mi ngi ni boobu léegi ñu ngi fi ñoroon. soo nekkul ci registre bi. waaw mënoo muusu ko ba mu cet ba am preuve. léegi bu ñu la jàppee sañ nga exiger ne nañ la dugal ci registre bi. moo tax nag sañ nga ko. léegi. looloo tax bi ñu xamee loolu. ñu voté. directive UEMOA. mooy. règlement numéro 5 bi. voilà bi indi coow mooy bi indi coow yi fan yii coon sekk. puisque gars yi dañ doon def coow lu mel noonu. moo tax léegi règlement UEMOA nii. soo jàppee nit. avant même nga koy laaj. benn baat na avocat am toog. na avocat am toog. nee ko. am na droit jël avocat parmi ñi inscrire au barreau. soo ko deful toute la procédure est nulle. looloo tax. li ma doon wax ni day am ay dérives. ak def yoo xam ni du yoon. moo tax UEMOA pour respecter ak yelleefu doomu aadama. ñu leen ni yee ku mu mënti doon ak foo mënti doom ku ñu arrêté immédiatement bul wax. nañ ni la yow am nga droit lii. ba mu commencé fii ñu koy appliquer. mais policiers yi dañoo bañoon. gendarme yi bañ. maa ngi ci rappeler benn affaire boo xam ni c'est pourquoi am na benn capitaine bu fi nekkoon tudd Fall. gendarmerie. man maa bind au commandant de la gendarmerie. militaire di ko féliciter. yóbbu lettre bi ba Dakar. ndax gendarme capitaine Fall boobu fi nekkoon. dafa bokk ci ñi jëkk a xam règlement UEMOA. ba ma ñëwee wax ko mun ma mettre xam naa ko. appliquer ko ni mu yoone ma ne ko nag jafe-jafe yi ñu daan am fii en tant qu'avocat. muy police wala gendarmerie yow nga ñëw xam loolu dinaa la féliciter. ma daal di bind au commandant de la gendarmerie. wax ko ni ko capitaine bi modèle la. léegi nag loolu passé nañ ko léegi ñëpp a ko xam fi mu nekk. muy police muy gendarmerie ku nekk ñu ngi lay jox sa ak ak say yelleef doomu aadama. am na solo ñu masalaat ñi ci téléphone bi tuuti doog a dikkaat ci WhatsApp bi 33 976 09 09 rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba salaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Pape Saer nuyu naa la. Baye Ousmane maa ngi lay fay. Baye Ousmane. na ma noonu yow nag deel dugg bis bu nekk nag. maa la ko ñaan de nga ñuy yee ci lislaam. incha allah. waaw léegi sunu problème bu tey bala ngaa wax ma ci ñi nga xam ni ñooy jënd marchandise yu bon yi waaw ay tamateek ay loo xam ni daal périmé na maanaam ci tubaab nu mu ko mënoon waxee ci wolof loolu daal yàqu na. wari daa wari. nga koy jaay nit ñi di dugal ci sa poos. ba pare soo demee li ma ci ma eggale ndaxte soo demee ci buntu magasin ba moo na waajoo ji mi ngi yor ay xasidaam de di ko jàng. te ni taalibe Sëñ Tuubaa la. booleeg tam xaw ma déggoon nga ma wala déet. kilifa gu mag googu yor société am ma toogoon nag moom mu ni ma maître Babou xaalis moo ma gënal sama yaay ma daal di jóg dem sama yoon te kooku tam mën naa wax ni taalibe la moo na day ñëw Touba rëcc na xam naa dina ñëwaat. wala nga woo ko. waaw incha allah. Baye Ousmane moom day xamal acca ñu jëlaat kii salaamaaleykum. waaleykum salaam man la waaw damaa téléphone bee kër daa jeex. Baye Ousmane kaay ma jël engagement may ma tuddi Baye Ousmane. waaw maa jël engagement maa yor sa crédit. waaw te ñëwal wala ma bàyyi ko ci Baye Sayer yow mii man maa yor sa crédit bul jëndati crédit soo bëggee sax ma boole ci téléphone nag far ngay mën a wax kon loolu leen dinaa fi bàyyi njëgu téléphone dinaa fi bàyyi crédit ndax njëriñ ji nga amal nit ñi dinaa ko bàyyi ak Pape Sayer dinaa fi bàyyi fukki junni pour yow la nga ñëw jël si ko yaa ko moom Baye Ousmane demal. waaw jërëjëf. dégg naa sa wax. ma ne képp ku gëm yàlla te muy dëgg ci moom lu muy def waa mu di ko wax waa mu di ko yéene dina ci bàyyi yàlla xel. fi ñu toll nii waxuma sax marchandise mu primé wala dama ko jëlale waaye marchandise moo xam ne sax njëruti sax maanaam nga yor marchandise nit ñi soxla ko nga lànk leen ko jaay sax lislaam day bañ loola. di xaar ba mu jëfee nga doon ko jaay lislaam day bañ loola. xam naa nag li baaxul nag moom boo ko jaay nit bu ci faatoo yaa ko rey. loolu lislaam gën na ci bu yàgg képp ku gëm yàlla te muy dëgg ci moom lépp lu muy def wala mu di ko wax dina ci bàyyi yàlla xel. man yéen di la xel boobu képp koo xam ne gëm nga yàlla moo ko ci soxal lépp looy def wala nga di ko wax wala nga di ko yéene dañ ci bàyyi yàlla xel. waaw kooku noonu gi ne marché mu primé moom jotu ko diine dara yàlla génn ci moom bu yàgg yàlla. te ëllëg bi penc jikko ku fàttali leen di jàpp maanaam sax fàttali bàmmeel boo daan ci wër yore bagage ba di ko jox seen borom te seen borom boobu duñ ko jël boo waa nag dana métti lool. lépp lu xaju ci bët xaju ci bàmmeel. cey boo gisee ñu wax naa yu asul maraaxi mi war farxu bay loxo naq yi. mooy loolu. lépp loo xamante ni yore ko nit lu toll na boo xoolee dara ba dew weexul yore ko nit ci da nga ko delloo kon loolu jar a bàyyi xel la. tooñ daa ko tooñ di wat jarawat na ko jur képp nga xam ne bàyyi ma dañ leen di àtte jur gi nga xam ne daa am béjjën daan bi amul béjjën ki njëkk bu léegi day jël béjjën yi dafa njëkk ba mu fayu dawat na doomu aadama nga xam ne sunu borom da ko bind mook jinne dara taxul dina lu muy ñu jaamu ko kon lépp lu may def lu mu mën doon ci kaw suuf war na ci bàyyi yàlla xel waaw li mooy tontu waaw jërëjëf Baye Ousmane da nga ñëw jël sa yóbbante bi ngi ci Pape Sayer. waaw nu mu ci wax ni jot naa ci. jërëjëf sant nañ la bu baax a baax ci li ñuy yee. Baye Ousmane Gueye am na solo. da nga indi sa yóbbante ñu déglu laaj bi ci WhatsApp bi. man dama doon ab safoor di sarse ay bagage ci àllu Saalum bi lu mel ne ay saaku yi ngooñ wala saaku xetax wala saaku pepp wala saaku en tout cas daal saaku yu mag lay doon léegi nag dañ koy chargement bu bag comme camion la léegi nag dama doon laaj ba xam douane yi wala eaux et forêt suñu tasee ak ñoom ndax ñoom dañ ñoo war a wàcceeloo chargement bi wala nan la ñuy def mën a def ba xam li ci biir ndax léeg-léeg dañuy dajeek ñoom ñu ni ñu chargement bi da ngeen koo war a wàcce forcément ñoo xam li ne ci biir te loolu ci digg àll bi xam nga ne du yomb ba ca des mooy bu fekkente ni dañ ko war a wàcce itam
ñoom ñu yóbbu ko fa ñuy dëkk daanaka day doon wàññeeku ci ñun ci fi ñuy dajeeg ñoom léegi nag bu ñu defee noonu dañoo war a dem wàcce ji ko ca ñoom ak kan moo ko war a wàcce ñun ñoo ko war a wàcce wala ñoom ñoo ko war a wàcce ak buñ ko wàccee ba noppi bu dee ñun ñoo ko war a wàcce te liñ doon wax nekku ci ñoom ñoo ko war a chargé waat wala ñun ñoo koy chargé waat loolu laa doon laaj. waaw wax bi leer na. mais mën naa laa wax ni mu nekk policier mu nekk gendarme wala mu nekk douanier suñ la waxee loolu ñi ngi ci seen liggéey ndax yoon def leen a sas ni ñoom ñoo war a seet fu kuy def jëf ju ñaaw nekk ñu indi ko. bul fàtte. ñaata yoon ngay dégg fii ni douanier walla gendarme dem nañu fouiller benn oto fekk fa ay toni yamba walla fekk fa lu dul noonu. kon nag loolu ñoom ñi ngi ci seeni liggéey am nañu droit arrêter oto bu mu mënti mel. bu sës marchandise walla bu sësul sax marchandise. yow da ngaa wax camion rek. bu sëf marchandise walla bu sësul marchandise. am nañu droit arrêter ko. mais am na leneen sax lu douanier yi def. douanier yi danañu am des fois soupçon ci benn oto. non seulement dañuy garer oto ba mais dañ koy dajjilu. dañuy dajjilu ci suufu porte bagage bi. fi saay si war a mën a def ay yamba ak yooyu. te des fois dañ koy def fekk fa yamba ah. produit yu bon loolu kon normal na ñu def ko du dëgg. te ku ko bañ yoon dal na ci sa kaw ndax loolu moom mooy seen liggéey. moom ni mu bañul wàccee mais kan mooy war a wàccee lay laaj. maa ngi ñëw. da nga ma laaj d'abord. yemul foofu sax ci kana wàccee. yemul foofu sax. daf ni des fois arrêté ci àll bi. wuy mën nañ laa arrêté ci àll bi. ah li gën nag mooy dañ leen war a yóbbu ba seen unité. ndax àll bi sax wóorul. dañ leen war a yóbbu normalement. su dee douanier yi la. arrêté nañ la. dañoo war a ànd ak yow yóbbu leen ba seen poste. poste ba maanaam seen service. fañ dalwaay rek. ñu immobiliser oto ba. te yoon neewu ko. bàyyi ko fii 1 heure wala 2 heures déedéet. boo paree rek yoon def ni ko soo paree. ndax moo xam lu muy wut. donc wàcce lu bagage yi ba fuyee oto ba. loolu yoon maye na ko. du dëgg. léegi nga posé waat beneen question ni kan moo ko. war a wàcce. loolu sama digganteeg sama borom man awma ci réponse. waaw ndax. mën nañoo wàcce. bañ faa fekk dara. comme mën nañoo wàtte fekk ñu fa dara. peut-être douanier yi am nañu. ci seen budget. loo xam ni mën nañoo jël ay baara ñi ni def leen ko. mais man mii de moom. lu ma la ci wax dama koy inventé. ndax cas boobu moom wàcc ba pare ngeen ko da ngay wàcc yéegaat par force. yooyu moom àggaguma ci cas bu mel noonu. ku ko war a wàcce ku buñ ko wàcce pare gis ñu dara ku ko war a yebaat. mais li wóor ba wóor. am nañ ci droit. teel a. foo mënti nekk. yóbbali ci seen unité. ni la wàcceel vérifier. am nañu droit sax dajji su ñu amee ay soupçon. am nañu droit ndax am na oto yoo xam ni dañ koy trafiqué. moom ay double fond. ñu def fii yamba. fii cocaïne lépp am na fi. ci mission boobu am nañ ci droit. loolu moom moo leeral la ko. leer na nañ xam naa laaj bi moom dafa xaw a gudd lool jéem naa koo xool nu ma koy wàññi waaye jafe na xam naa day doon laaj bu mujj bi rek ndax xam naa problème usine la buñ ci dégloo essentiel rek ñu arrêté ko nañu ko déglu. dama doon liggéey ci benn usine. booy dem Dakar usine bi nekk booy dugg si Diamniadio usine batterie bi ne foofu dama fa doon liggéey ba ma fay liggéey nag. amuñu woon contrat boo xam ne moo ñu booleeg usine bi waaye dañ doon def chaque 15 jours ñu fay ñu ay journaliers lañ fa woon ba fa nekk di liggéey ba mu yàgg ñu yóbbu ñu kaari guddi ba ñu yóbboo kaari guddi ñuy liggéey ba mu yàgg sama lu ñu am fa benn accident ba sama baaram dagg ci
sama yeneen baar bi sax daanaka tuuti ñeenti baar bi daal tuuti fii yëpp wadd waaye dañ ko sama borom la ci def sutura benn bi daal moo dagg ba jeex tàkk ñu ñaw ko ci biir loolu yi tamit bi may demee ci médecin di faj yi médecin bi dema lii de bu nekkoon Europe moom booy fi ngay jaar tekki bu faw ma ne ko man wax dëgg yàlla affaire loi moo dama ci xamul dara waaye usine ba nag wax dëgg yàlla amutoon waaye bi ma demee am na benn mooy ordonnance yi nga xam ne moom laa jëloon ci hôpital bi moom laa yoroon usine bi nag wax dëgg yàlla benn yoon la ma mos a faj mooy bi ma demee pour ñu may defar premier faj bi ma fajoo ba pare tamit dama daan dem pour jëli ni ma yam ñoo lay faj ma demee pour jëli ko di faj tamit damay dem taxaw ci bunt bi ba sonn bay bëgg a dee dama mujj bàyyi sax ndax ba demee hôpital da ngay fay soog a dugg sama borom dogal ñu ne ma da ngay dem am na benn avocat bu leen ku ñu wax maître Sène te nekk Dakar maître nekk waaw Lat Dior bi maître Sène foo lañ xamante woon maa moom léegi maa ngi numéro léegi ma dem jox ko dossier bi moom tamit wax dëgg yàlla muy nit am na kenn ku mu booleen mais nag moom nag nit ku baax la wax dëgg ba ma ko joxee tamit ba xam ne comme aw ma doole pour affaire bi enregistrement la bàyyi waaye nag boobu doon naa dégganteeg moom nag lu bëri waaye dama mujj dem ba ci biir xam ne li daal naa ko bàyyi dem liggéey daal du question day defar batterie waaye day jënd ay batterie yu yàqu yi di ko toggaat def ko jël betteel bi di ko yóbbu problème bi léegi waaw mën nga ko tontu léegi voilà enregistrement la léegi waxintam dafa am solo mën nañoo wax ci essentiel waaw moo tax dafa gudd loolu surtout ñuy yónnee ñu dimbali ñu ay quelques secondes rek ñu tënk li ñuy laaj mën nañ ko tënk waaw yow sa mbir lu yomb la am nga accident du travail malgré le fait que journal yi nga woon yoon def ni limu bis yi nga liggéey wax nga ko leer na am nga accident du travail soo amee accident du travail sa employeur moo ko war a mën a régler loolu yomb na waaw nee na da ko réglé wul léegi muy la solution kay ma jox la yow mën naa laa yebal demal Dakar soo demee Dakar dem inspection du travail soo demee inspection du travail nga laaj fa mandataire syndical bu tudd Jeeju nee ko maître Babou moo ma yore moo ma yebal ci yow soo ko waxee danañu régler say mbir yépp yomb na leer na accident du travail nga am demal inspection du travail j'espère que nag li ngay wax yàggul parce que su ma nee waaw yàggul 2011 la wax dafa mel ni ko 2011 voilà na dem foofu dem ci inspection du travail inspection du travail mi ngi dend ak ministère des affaires étrangères am na fi mandataire syndical yi nekk nga laaj fa ku tudd Jeeju nga ne ko maître Babou avocat bu Touba moo ma boole ak yow dana jël cas boobu rek la ko tuddoo ci sonn am na solo voilà sëñ Moustapha Mbaye Sam Baye Moustapha maa ngi lay ziar ok ñu ngi lay fay waaw ok xam naa li ma dese ci waxtu bariwul waaw xam naa ma résumé ko rek bismillah maa ngi ñaanal maître Babou di ñaanal di yeesalaat sama ñaanal ci soxna diggan simeer wallaay ndeysaan wallaay jamono yi ma nekkee bi mu nekkee rajo Dunia daana ma faral di invité ci ay waxtaan wallaay ndeysaan saa bu soxla mbirum diine ndeysaan moom ak gañ siri kon xamante mu mel ni met li mu wax lu am solo la waaye li ma koy jëkk a dénk mission bii mu yor bu fekkee bëgg na ko réussir te bëgg fee yàgg waaye boo na saxoo jàng fàllaxeeg naa si fu mu toll gis nga nit ñi justice la ñuy bañ képp ku jóg ngir bëgg a taxawal justice lu mu mën a def ci saahir ak ci baatin pour éliminer la danañu ko def te dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn bis mu dugg ci marché bi di contrôler ba yàgg mu yem ci benn jigéen ji jaay soq li ñuy wax soq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tiim soq bi jam baaraamam ci biir soq bi rocc baaraam bi gis mu tooy mu ni soxna si waaw lu tooyal lii mu ni ko waaw moom de bi may doog ak si yàlla ji moo doon wis wisal kaw gi tooy ma wëlbati ko jël li tooyoon mu fare suuf li wowoon ma faral ko kaw yonent bi ne ko lan moo teewoon nga bàyyi ko nii ñu mel ci tooyaay ku ko gis te bëgg jënd ku bëggul ba daal ne ko man xassanaa fa laysa minna ñun jullit ñi képp koo xam ne yaa ngi jaay marchandise di ko jar bokkoo ci ñun jullit ñi bokkoo ci ñun jullit ñi dinaa koy faral di wax
ñëpp a war a moytu injustice waaye Touba ci raw. nett bi woon naa leen benn waaye bu dawal ab 4x4 bu ñëw fekk ma fii ci sama daara ji. bëgg ma ko jox addiya. 4x4 bu bees teg ñi ma waaye 4x4 bi nag riim la ma ne ko luy riim mu ne ma riim mooy oto boo xam ne du génn corniche su Touba ma ne ko men. allo. allo waaw ça va. rus naa sëñ Touba di war oto bu nekk ci injustice di ko romb man dama ko rus. même bu ma rëgal yàlla rus naa sëñ Touba mu sañ ci ab dëkkam ci justice may war oto boo xam ne injustice la di romb sëñ Touba. delluwaat ko 4x4. allahu akbar. wallaay. sëñ Touba mësta bëgg injustice. ku fi nekk di ko defee yaa koy defal sa bopp waaye yoonu sëñ Touba ñëw ci. kooku la wax ne la nag alal la ko gënal ndeyam. wax na kàddu goo xam ne yow mal xiyaam dana ko lay ak ndeyam di ko ëmboon juróom-ñaari weer. kii juróom-ñeenti weer. su defee ngeen baal mbàq. jërëjëf damaa xaw a xaar lu yàgg ba li ma teewlu woon yëpp wax dëgg sama xel waaye wax ju am solo la. maa la ñaan bul dem Pape Saer. wallaay jëlal ma numéro bi. yor naa numéro am. moo waaw jàpp naa la kóllëre. kóllëre ba nga doon dox ak soxna Déggen. feddali naa ko tey ci sama jëm. li nga wax yàlla mi ñu tiim xam na ne ca bi mu wàccee liggéey. damaa woo sama dong yëpp ñu wàcceel ko kaamil alxuraan. amoo su may génn studio bi di la woo su may génn studio bi di la woo la ma lay wax nag avant ngay dem lii may wax duma ci dellu ginnaaw billaahi wallaahi tallaahi teg naa ci bakkan bi te sëñ Tuubaa la neex maa ko wax ci yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa la neex mais dañ may menacé de mort man du benn du ñaar ka ma doon menacé de mort xam nga lu ma ko wax dama ko jox sama adresse su kër ni ko ñëwal fekk ma fa. dara laa ragalul te du ma dellu ginnaaw. ku nekk ci lu neex yàlla. doo dellu ginnaaw. te na auditeurs yi génn. lii may wax. ci ndigal laa koy defee. yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba. ndam rek laa ci am. wallaay voilà. amul lenn lu ma ci ragal. génn na waxtu waa ngi jot Matar Seck ngi bëgg a ñëw ci journal bi. xam naa tàggatoo lay doon rek. dese naa fi fukki laaj nag fukki laaj. man de wuy ma. mbégte la am. ñiy déglu yónnee woon seen laaj nañ xam ne laaj yi jeexul 10 mi ngi fi 10 yi question yoo xam dugaluma ko. Pape Saer fii ma fiy toog mbégte la. wallaay ndeysaan. lii ñuy wax soxal na nit ñi. te ñi bëgg dëgg ci Touba ñi ngi fi. te duñ ci dellu ginnaaw. ngir yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba. walaay loolu kese la. ku fi def lu bon. ku nekkul ci lu neex yàlla ku nekkul ci lu neex Seydina Mohamed ku nekkul ci li sëñ Touba. yaa koy yëg. ku ci am xaalis. di ci takki jabar wala ci defi état defi ni yaa ci nekk ndax nga sa bopp yaa ngi lekk deret yegg sa musiba ngay lekk te doo féete fenn ndax doo am ndam fii nag moom dana defaru par force ndax nit ñaa ngi fi te danañ wax jërëjëf def yi lu du sant yàlla jërëjëf sant ko gërëm ko bu baax a baax maître Abdoulaye Babou ci taxawaay bu am solo bu mi ngi koy taxaw kon ci kanamu askan wi sant ko bu baax a baax di ko ñaanal ci weeru tedd wi mbokk yi kon xam naa ne bu ko yàlla dogalee incha allah rabbi samedi bi ñëw kon émission bi dañ ko yóbbuwaat ca waxtoom 16h lay doon jàpp 17h30 incha allah ndax dana fekk ñu génn ci weeru koor wi bii nag da ngeen ko mën a dégluwaat incha allah altine ci guddi 21h lañ leen koy indilaatal ngir rek ngeen mën koo teewluwaat kon sant gërëm ñëpp Pape Saer Mbaye nekkoon ci àddukaay gi ci wàllu machine bi yéen askanu ci teewlu bi 77 638 30 57 77 638 30 57 mooy numéro maître incha allah képp koo xam ne rek xëy na bëgg ngaa jokkoo moom mën nga koo woo ci numéro bu mooy numéro 77 638 30 57 77 638 30 57 man sama numéro 77 la 619 33 20 77 619 33 20 seen i laaj mën ngeen ko yónnee foofu numéro WhatsApp la aussi mën ngeen ci jaaree sant leen gërëm leen bàyyi leen ngeen wéy programme 103.5 rajo UCAB FM jërë ngeen jëf. Yeti
yeete di émission bu leen rajo UCAB FM 103.5 rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di defal samedi bu jot ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu toftal fanweeri simili seen émission yeete rajo UCAB FM di ci waxtaane poñ yu bëri état civil di këyit yi nga xam ne doomu aadama bi da koy soxla lu ci mel ni këyitu juddu këyitu mariage këyit bi mandargaal ab sëy divorce këyit bi mandargaal sëy bu tas ak yeneen i këyit ab sëy la ci aju ci diggante ñaari way denc yi la jëm ci wàllu tas naka la ñuy taxawale ay kuréel di association boo bëggee liggéey këyit woo koy mandargaal di contrat de travail ak yelleef yi doomu aadama bi lu jëm ci wàllu fitna wala naka la ñuy aaree doomu aadama bi néew doole banqaas yi nekk ci wàllu yoon ak dëkkandoo lan moo ca taxawaayu yoon naka la ñuy jëndee jaay wala luye ak kër naka la ñuy déposer plainte maanaam ku la tooñ naka ngay def ba yóbbu ko ci yoon ak poñ yu takku. ngir gën a bëgg yaatal seen jotaay bi di yeete rajo UCAB FM 103.5 li tax ñu ubbil bunt bi mbooleem chef de service yi nekk ci biir digdigal bi kenn ku ci nekk ca la ngay yëngu ñu namm la ca dalal. yeete fas yéene dellusiwaat ak anam yu yees maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour lañ ci fas yéene di àndal ngir lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama lu jëm ca wàllu yoon la ca mat a bàyyi xel kenn ku ci nekk lan moo la war lan moo nekk sa diggante ak yoon léeg-léegi kenn ku ci nekk di am jafe-jafe ak yoon. fekk la ko jiitu ñàkk a xam mooy li koy waral maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour fas yéene taxawu askan wi laabire leen ci wàllu yoon la ngeen ca war a xam mu jàngal leen ko. bu leen ko fàtte samedi bu jot lay doon bu ñeenti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu yu toftal fanweeri simili yéen itam ñu leen di ubbi buntu bi ci téléphone bi ngeen mën si jaar ci 33 976 0909 33 976 0909 ngir lu ngeen bëgg a leerlu ci poñ bi ñuy waxtaane UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di leen dégtal émission bu am solo yeete samedi bu jot 16h 17h30 ci 103.5 yeete émission bi njariñ kese la. seen émission yeete képp ko am loo bëgg a leerlu loo bëgg a laaj ci wàllu yoon fan wu man di doon nga bëgg koo leerlu sa laaj ñu ngi koy xaar ci numéro bii 77 619 33 20 77 619 33 20 bu la neexee nga envoyé ko ci whatsapp bi wala nga bind ko message texto lu ngeen yónnee ci laaj dinañ ko jël jébbal ko maître Abdoulaye Babou ngir mu indi leen ci ay tontu kon ñu ngi xaar seeni laaj lu ngeen bëgg a leerlu ci wàllu yoon seen émission yeete kon ñu ngi leen ciy xaar lépp lu ngeen bëgg a leerlu